bu ñu paree dinañ leen ko jox ngeen saafonteeg moom xool ko bu baax ràññee ko muy spécimen bi nga xamante ne moom mooy jàllale le directeur général au soir du 23 janvier 2022. donc Maguette say ganango. maa ngi nuyu seen tur ak sa sant di nuyu wàll suñu gox ñi fi nekk monsieur le DG Mamadou Faye saa nga fii nag mu nekk fii ça fait 2009 jusqu'à présent maa ngi fii j'étais à Dakar Moussa Ciss mii sama papa moo ko yar moom moo ma yar ma nekk si Barthélémy Dias à Dakar ñoo doon ànd chaque jour ak moom mu replé ñëw fii 2009 Moussa këf ma léegi fu ma këfee ba léegi mu formé ma mais malgré jusqu'à présent am njar sama kër si 4 candidats yi nekk niveau de Sindia du ma gere sa xaalis dina portable jox ma mel na kenn ma ger parce que man dima war kenn cub laa xam ñu amandoo ñu bokkandoo mënul nekk rek te bàyyi lu mu def suñu yoon para mu jënd sama poste bii portable bi nit ma ko jox ku jënd ma ndax ñëw si ñoom parce que à sanga fii muy maire muy jeune muy pas man maa mënu ci ñoom dara parce que dama am ñoom jàmm la am ñoom bu mu ñàng en 2014 maa dugg si kër par benn néeg par benn dafa gë paay dafa gë maire yi du wax ñoom Moussa Ciss mii sur 80 personnes jox ko 180 personnes laa ko jox mënu ma la fay mais si biir loolu am na ñu ngi si biir Sange nekk si ay parti def may lekk ñu ñaar ñu lekk ngir ñu bokk mais ko mënul nekk man Maguette Sène 2009 def naa Sonatel 4 ans Sonatel Tëngéej ma bàyyi ndax ger ma ñëw liggéey si naar bi 2015 ma bàyyi dem usine biscuit 2016 ma dem espagnol ba liggéey fa 2017 ba 2019 ma am contrat foofu nekk tractoriste nekk phyto jàng encore en même temps ingénieur agricole jàng ko foofu ma ne damay démissionné liggéey sama bopp moo gën si man ma démissionné 9 ans ñu muy topp kay liggéey mais que liggéeyuma même pas un mois ñu topp nañu ma kay continue kaar ngoon pour suñu maa ngi baax mais que liggéeyuma parce que ni mu gëm si bopp mais leen développement léegi am na xam-xam am naa diplôme bi sama dëkk lay liggéeyal léegi mooy benn seetre maître Alassane Ndir am fi 1 hectare si kaw mais sele ko liggéeyal ko ma jël fi ay emplois si dëkk bi di leen fay journée 4000 francs te gars 200 la ñuy fay mais loolu amatul léegi man Maguette Sène damay deewoo sama avenir sama développement ak sama environnement mais sama liggéey si dëkk bi mais Moussa Ciss mosuma ñëw si këram même 100 francs mosu am te si parce que papa moo ko yar moom mu yar ma mais jom fit ak fayda laay liggéey man sama bopp loolu laa xam moo tax léegi nag waa saa ngi ñii jigéen yi ñu bëri mais dama leen di xëyloo leen liggéeyloo di leen fay 4000 par semaine par jour jigéen ñi nag fii mais problème loolu seen xam ne si problème bi dem espagnol ba liggéey ba 2 heures doo am li ngay lekk nga wàcc ñu dawla pendant 15 jours 1 mois di la fay sa xaalis amul njëriñ c'est pas normal foofu lay wax ñoom ñëw wax seen doléance wàllu environnement ak wàllu culture moom mun naa ko gérer sama bopp bi naan financement naa leen jàppale sama bopp man ñu avancé ñu am développement wasalaam. jërëjëf. mbooloo mi maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di wax ci turu waa Sange rek ñun daal ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di leen remercier ci ñëw bi ngeen ñëw ci ñun di waxtaan ak ñun ci suñuy doléance ak ci seeni bëgg-bëgg yéen tamit ñu ngeen jàppale ñu ñun tamit ñu jàppale leen parce que yëf yi daal jàppalante rek la ñun daal suñu bëgg-bëgg daal mooy ku ñu dimbali daal bëgg nañu liggéey
te bëgg nañu suñu teen bi ñun waa Sange ku ñu defal suñu tiwo yi ba mu dugg ci suñu biir kër yi ndax ñun daal loolu moo ñu gënal moo ñu ëpp solo torop ndax forage su Sindia moom bu teyee mu coupé bu subaa mu am ndox te ndox yi it baaxul ndax xonq na cur te dafa am calcaire te tamit commune Sindia bëgg nañu ku fi toog nga jàppale waa commune ñi bokk ci commune bi yépp ngeen jàppale leen ci fulla ak fayda ak jom ndax tamit ñun bëgguñu koo xamante ne day ñëw toog ci commune Sindia rek te duñu jàppale ci suñu gox yi tamit loolu tamit am na ci solo dañu bëgg tam bu ñu leen jàppalee yéen tamit ngeen jàppale ñu ndax lekkati neen tamit naxul ay béy ndax ku la jàppale da nga ko war a jàppale yow tamit boo dekkee ci donkaase gi da nga ko war a gestu moom tamit nga xool lu mu bëgg ak lu mu bañ yow tamit nga nekk ci ndax ba nga bëggee dafa topp ci yow nekk ci li nga bëgg loolu tamit bëgg nañ ko ci seen ci yéen yëf yi tamit wax ji daal jarul muy gudd parce que man tamit mënumaa wax mbooloo jaageen jëf mbokki Sange ñu ngi leen di nuyu kontaan nañ bu baax ci dalal bi. nga rafet na te xam naa ne ni nga def nii moom li wane na ne le jour du 23 janvier 2022 li ñu bëgg dinañu ko am di jël nuyoo bu kawee di ko jox teg ci loxo imam ak chef de village ñi yeggal ñu ko notable Sange yëpp di wax ne li soxla si wax fi ñu dem yëpp mooy jooytu yi jigéen ñi dañuy soxla formation dañuy soxla financement dañuy soxla encadrement pour liggéey loolu aussi dañu ci taxaw bugg nañu sax bu la élection yi ñëw ñu lijjanti ay financement tekk seen loxo bi ci tegu aussi mooy ndox mi comme ni ñu ko waxee li je pense que commune Sindia yëpp dañu am problème mu ndox moomu bugg nañu ci ñaari at yi ñëw yi jiitu bu ñu toogee ñu régler problème mu ndox ci commune bi yëpp te mën nañu ko du ay naxe du waxu politicien ci ñu jëm ci mbéy mi comme que Maguette ci mbéy la gën a xam naa dañuy gën a jokkoo gën a waxtaan ci projet yi ñëw di ëpp ci projet yi ñu bëgg a taxawal mooy domaine agricole communautaire boo xam ne du ñu jël suufi jàmbur suuf si ñi ñooy moom seen suuf téye ko bu leen neexee projet bi lu projet bi liggéey day ci am wàll te nii ma déggee ñu wax ko ci côté Lac de Guiers ak waa ñi nekk Morolan wax ko yaakaar naa mbéy moomu moo ëpp solo fuuf mbéyu nawet te bu ñu ci jàppee mën na indi koom-koom bu bari ci dëkk bi mbéy moomu nag dañu bëgg bu ñu toogee rek commencé ci liggéey fexey projet yi taxaw ñi am lu ñu jàpp bii am côté Ndingler ak bii am côté Morolan li ci ëpp ñi fa dëkk ñooy liggéey bu jëkkoon Morolan ñu bari dañuy jógee Morolan dem Dakar di ut liggéey léegi amul kenn ku dëkk Morolan di jóge Morolan di dem Dakar pour liggéey ñoom ñëpp ci Morolan la ñuy nekk fa la ñuy nekk ak seen njaboot di liggéey ngoon gu jot ni wàtte toog ak seen njaboot te loolu bu jëkkoon mënuñu ko li ñu bëgg a def fii nag ute wala loolu benn la rek parce que jóguñu fi pour ut alal wala leneen dañu fi ñëw pour jàppale askan wi lii ngay jàppale askan wi nag mooy ci te xamu ko ci côté bi yëpp sur le plan économique santé aussi fàttewuñu ko parce que fii case de santé yi ak poste de santé yi fi nekk yëpp amul benn bu ciy dox fi mu nekk boo ku ci feebar muy géeroo ak feneen yëpp da ngay dem Popenguine wala nga dem Thiès te loolu bëgg nañu mu dal quand même loolu ñu ngi ciy liggéey bëgg nañu bu ñu commencé déjà dinañu mettre à niveau poste de santé yi ak case de santé yi bu laa yàgg dañu fi taxawal ay structures yoo xam ne mën nañu jël di ñu en charge parce que rafetul lu mat 42 000 habitants dëkk ci benn commune ku ci feebar da ngay génn fa nga dëkk dem fu sori pour faju ji loolu moom c'est pas normal te yooyu yëpp lu ñuy taxawu la te mu ngi suñu programme bu soobee yàlla bu ñu toogee ci mairie bi dinañu ko taxaw nu mu gën a rafete ànd seeg ñi ñi liggéey wan nit ñi ñëwuñu fi pour war nax leen wala leneen kii fi nekk jéemul dara depuis 7 ans situation bii commune bi tollu tey am na ci responsabilité bu am solo mais xam naa dafa mënul
xam naa dafa mënul mais comme mënul nag na jógal abal ñun ñu ñëw toog liggéey di commune bi loolu daal moo la woon kàddu yi di jërëjëfal ñëpp di remercier ñëpp wasalaam. merci beaucoup jërëjëf kontaan nañ bu baax. donc ñu ngi leen di bàyyi ñu dugg dem defi waxtaan boobu ñëw. donc maman mën nañu xaar tuuti balaa boobu la jeunesse mën waxtaan tuuti comme nañ ko defe woon fële si Bundul. ñu bàyyi la ñu dem ziar imam. Corojem initek bojatu au management communal Bahadi. Wata hapo bo reza woti bo wazane bo wari tum jangat pour évaluer la période tiamane bo basé tiawi hi bo jangat solution et problème ko bo voilà pour solution wane tiano yang anikindi pendant 7 ans bo hotdi ni atum ini warni conclusion wane aban bo akur kondi pour aban bo nak ay jab hayit ba yibi hanjing ba bakata po yesna nikis donc yesna nikis cem bo ne way simplifier rek bo wona ca kankanak wat ka njaabi am nane ba wat ni so ciaro yandi na ka njaabi am nane ba wat bof te wat bof watadi bof pour vous bof for war rak profil bahi way na bak profilem for war rak finho parce que carte cana valeur wibo marak bo undana jari na wose Mamadou Faye directeur de Petrosen a dirigé Petrosen pendant 9 ans. Petrosen ni compagnie internationale woni ka direction internationale amane wa gérer ini amane comme coming Sénégal ou bien du tuubi kere dang rak pétrole na rak gaz mais 9 ans durant du mos di kero tiginde ñinaari bi amane wo fraude wala wo luba wata hapo conclusion ni bo bay ndem wona jaarem ya cingni ca holi kon bo wari men dak yakar ngade agenda di kana wo se gerew fu marak population ni commune Sindiara ca cour di gis xamna na ca raki solo walu mbolo gerew waram na presque 4000 voix Sindiara waram na 3500 et quelques voix Ngeriñ waram na presque 3000 voix donc pour fu min faluk maire ndi fok fu nik mi oy xamane fu min gagner gerew wala gagner Sindiara wala gagner Ngeriñ te frak taxaway njorgi bo wardi tan pour tan bo wardi edo carte jingbo pour edo carte jingbo warak di yagak warak di bab warak di nijay warak di tamdox warak di wiris woti bo badi moment crucial de l'histoire le 23 wa date historique wi amane o retenir ini amba inem du wanne bo wanne cerna akur kondi bo bay karani def edo bo amane minini so cerna ni do man hane fu voter cerna yan indirectement parce que bo yino ay min ka bo bang sisi 8 candidats ci amane badinga donc fu bay candidat ni da fo ne fo ni so cerna yan dida fede bo amane minini so cerna yan dida o man hane voter cerna yan parce que ini wara gaddu cerna yan bo amatna ambi 30% électorat ni il reste 70%. 70% jem 8 candidats ji bana no ko eja 8 candidats ji bo pay 70% jem na Ousmane Lo o pibo parce que ambi jaare o pibo cerno yan parce que ambi 30% te jaabi am même ba jaabi am nane ba note askani badrak doldi bana payso injing ba bana dumbe injing ba donc jaabem business ba wem baydi wari no yaw ala kuli al bay vote de cerno yan donc 70% ci tas bo bay ca bo payso ca bo wone o edat parti ni tant de voix parti ni tant de voix 20 tant de voix de jaare ubit bo jutta bay 25 pour abay liste majoritaire yi composé de 25 conseillers jutta payso 31 ci nabo akande nda déroulé ni nebbe te foti injira haye ndi
bo rakadi vision bo rakadi ham wardi denk wo commune Sindia parce que pouring da en wadi jaayu badi nakade ngini na ke o lancer pétrole wadi normalement dina 2023 ja war commencer exploiter comme ak cingbo bo tolum jangi mo war encadrer wu encadrement ne mo so hesa comme ak cingbo war ak formation ni wo so hesa fuka tout prendi Malikunda ndi centrali upiak watike courant wala Malikunda den bi Maguette Sène central na hayde Maguette Sène abay bay 75 millions te gajang tabli akata formé a kubul cin bi Malikunda wi a formé ba pojuta wi centrali hay protocole o bane bay kubul cin Malikunda wala central haydi nube donc fuka woti dang Malikunda kubul cin Malikunda ban yor central ban sa joyewa foy nding fi ñarira toy fort wadi tout près projet ne wa tixé mais bo war may kubul cin bo ba formé parce que ça a pris 2 ans à 3 ans wi wa tixé mais ba dum dine parce que warak vision ini ba hot wone halis hayat ba payso ba be kan pose yani daga habde inem no ko warre pour warre na ko waro bay bo holit bo tek de ngobi ngi jate bo amine directeur général Mamadou Faye yin Petrosen yi ya ci ndé holit ndax ayori Petrosen pendant 9 ans bo tout dadi den ciow gaz bo tout dadi den ciow pétrole te chaque jour da kéré woni Mohamed Eda ata joxe revue de presse ne sul gas du ko tere xeñ parce que ini ne ndam problème lay ci ndam mais jaari bo mos li mo tik ne problème ci kon bo amine ya ci ne ci holit te bo mi de denka te adagi fino kon awari min gagner élection fodi digi wona kada wiyo bo supki bo towuk na bab cingbo na yay cingbo na mam cingbo na nijay cingbo na rakka cingbo bo webe ini hamnane kim bo vérifier o wadi in winis dara ñordi bo wadi dara ludul mboka cingbo kon bo hewe na bara bo ne wati ko na ba ke fodi coalition yi bo humna wi 13 partis et mouvement canikda dak di coalition ni henna dayo kon coalition nem bo dagi yakar ne way gagner te bo dagi yakar ne gagner ini mo na wade gay wonne bo bi kinya bo ba victoire dem ndak ko bo cing bo proposer pour bo candidat conseil nden barak dole en commune ndam ba wat me kaddu ngi mani kaddu ndengi parce que bo gagner te bar ba gagner di courting mara ba kanda na pour ba mek sox in way sama jafe ngaba kon bo wadi ne victoire dem bi kinya bo du ba victoire comme ça kimba da problème cing bo min gat commune ndan bo no ko haja bo dindin jaan listani bo ni ko wi yawi ba wene bo wat maire sabi bo wadi di dul ba wadi no bo awo bo wandi mais fodi inti o comme dambie champion ci amna ne fa pousser je pousse ndank kaf calculer futum di nem da fa dige henne candidat baning do saben candidat ka hay baning do saben janga di wone ndax bo pare pour bo tek mbir sabi ndi conclusion ni bo tire wing tire de wonne bo pare di pour bo hul ndax bo pare ndax bo waden kinya bu ndida bang hazap mini vat bang jafra mini vat bang disifiris mini vat ne kene ni bo yi ngaboda kon inem bo amne wa ini amna ne woro liggéey waye liggéey c'est dans le temps hayne ngaydi wuse nga sax ndax ini ma wa de ga jaay hamna ne ba hon nazo ndi ba wa de inem ndax bo wone bo wat mir sabi be gere wone bo wat mir gamol la te ba upola limda parce que way kade na wagandi wata inci bo warca bay na hel bo balce dole bo balce na dole bo balce na yi akukingo yi ani jaingo wala yi babingo kartaji ka jara mbedu kartaji ci kasalo kartaji borak rendez-vous na l'histoire borak rendez-vous na l'histoire fodi bobi bab cing bobi danaka bare dugi bobi bo wadi gonduni parce que waji sut poji suda mi nyami na 46 ans kon nyami gonduni ndax rak yaakar ne ngay dundoy se 46 ans waye bo wari faggo il bo tina hayekel bo ne ba faggo do ne bo préparer po intina hayendi fine poring dan ak commune niki ka ha se haja commune ngi sinja commune pongin commune dan por bo ëmbay ini mat 100 métier
mais métier jem pour fu min mbay bo baka liggéey ndam fok bu tagat ba fay wa tagat o nde école ci ceɗam Dakaru ceɗam Mbour ceɗam ɗisik wiris hama ce aussi goci ngondi pour fu ɓay kuki ndam fayde wirnide luyas fu wage ɗini ay ñame fu wage ɗini wiris on daway miske ngabo bo woɗɗane école de formation jem cay hay canik goy ngo ndi ku wuci ngo jango ndi ba formé o ndi ba min hay baka asangin jem ba liggéey ngaca te programme la boo xam ne bii dafa kii amul woon daal amul woon ba maanaam daté wuñu ko woon bi lu yàgg dafa ko bett bon léegi looloo indi nag suñu retard moo tax ñu egg fi heure bii léegi ñu ngi leen di bàllu ci loolu léegi directeur général bu Petrosen di sunu candidat ak délégation bi mu àndal ñu ngi leen di dalal dalee nag jàmm léegi pour présenter leen délégation bi bon defe naa pour présentation bi daal lan li ma leen di wax mooy léegi village yu commune bi yëpp ñoom ñu ngi fii baaxul na ah d'accord léegi dama ne village yëpp léegi tous les villages sont représentés ici waaw donc ñoom Diawo Diallo bi nga xam ne fii xam nañ ko fu baax a baax parce que yàgg na fi politique moom mu ngi ci délégation bi ak zone boobu yëpp am na ñu fa jógee nag mais tey dafa ngelawoon nag ngelaw bu bare boo xam ne bii dafa am ñoo xam ne dañoo woote woon ñu ne wax ñu ne léegi ñoom duñu mën a teew ndax ngelaw lee leen xaw a sonal loo tax ñu bare sax ñoom ci ñoom ñëwuñu waaw waa Guéréo nag ñu ngi fi représenté bu baax a baax ànd ak délégation bi yëpp waa Kignanbour ñu ngi ci biir ñi ma àndal ci Kignanbour nag pour présenter leen ñoom Moussa Ciss la Chérif Seck Ibrahima Seck boobu ndun léegi Maguette Sène Souleymane Ciss Ndeye Fatou Ciss mooy ñi nga xam ne nag ñoo jóge ci Kignanbour gii waaw ñoom Daouda Faye aussi bu Kignanbour Daouda Diouf bu Kignanbour bale tamit moom mu ngi ci délégation bi léegi nag li ñu leen bëgg a wax daal mooy léegi candidat bi dafay jaar parce que demande sociale la woon ñëpp a ko doon laaj ñëpp a doon wax ne léegi candidat bi ñun jotuñu koo xam dañ ko war xam nag dëgg la léegi campagne eggaguñu ci nag ci pré campagne la ñu nekk na maanaam li présentation la rek léegi moo looloo indi nag ñëwoon fii tey pour léegi mu wax nit ñi dégg aussi nit ñi dina soxla tamit léegi nit ñi wax moom mu dégg parce que liggéeyu ëllëg def naa ci yooyu lay basé wu. bon pour présenter leen Modou Faye nag xëy na sax moo mënuma koo présentation bu leer lool waaye nag directeur généralu Petrosen directeur général Petrosen nag Petrosen mooy lan mooy pétrole ak gaz li ko yor moom lañ tuddee Petrosen moom mooy directeur général bi. directeur général Petrosen nag defe naa na bu nee dama soxla commune bi yaakaar naa ne pour développer ko la parce que commune bi tuuti na trop ci Petrosen ndax Sénégal seen développement léegi ñoom ci pétrole presque lañ ko basé waaw ndax réew yi développé yëpp muy réewu naar yi ñoom ñëpp pétrole ak gaz moo leen développé léegi kon nag dafa nekk benn produit boo xam ne bii moom naa rek àdduna bi yëpp ci la ñu bëgg a basé wu pour développer waaw li gën a bari ci développement dunia bi ci pétrole ak gaz la jóge te Sénégal moom lañ ci yaakaar liñ fi jot am ci pétrole ak gaz découverte bi moom ci moom la jaaree léegi 2014 defe naa am na ñu ko fi dégg même bu ñu ko xamul woon nii dégg nañ ko ndax ki fi nekk comme maire actuel moom ak le docteur Daouda Faye ñoom ñoo wàccoon sur le terrain pour tegal ñu ko léegi defe naa ne kenn fàtteegul kii nu mu tuddee campagne yu 2014 ndax campagne 2014 man mii Kignanbour ba mu jeex amul kër gu ma duggul te bi may dugg ci kër yi dama àndoon ak directeur fële Daouda Faye moo ko Daouda Diouf mii wër nañu Kignanbour yëpp donc waa Kignanbour xam nañu élection yooyu nag ni mu demee woon ñoom ñi ko teg nag dañ ko teg ba pare nag la ñuy soxla woon ca moom dañ koo amul waaw la ñuy soxla woon ca moom dañ koo amul am na loo xam ne lii buñ ci eggee moom moo leen di expliquer fa ñu jaar ak moom ba tey jii ñoom ñu bëgg a wàcc ci terrain bi parce que tamit la muy wax toujours de mu xam ne moom moo ko expliquer souvent te dina ko expliquer waat mooy
léegi dafa am communes yi ñuy cité ci Sénégal di leen joxe exemple ne dañoo développé te ña leen développé moom xam na ne du seen morom moo leen dàq liggéey moo leen gën a jege président. maa ngi leen di dalal ak jàmm di leen nuyu yéen ñëpp man nag mënuma wax ci mbooloo waaye Arona Cissé nii wax dëgg yàlla xam naa ko ci njub ak teey ak dal. gën a jege gémmiñ gi rek. Modou Ndione moom wax dëgg yàlla mosuñu gisee mosuñu xamante mais Arona Cissé dina tax ba. Mamadou Faye Arona Cissé dina tax ba ma sànnil ko sama carte. wax dëgg yàlla parce que moom ci dal laa ko xam ci njub ku baax ku oyof wax dëgg yàlla maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm moom sa xel na dal incha allah dina la jàpp waaye ñun ñi jigéen ñi tamit am na ñu soxla ku ñuy jàppale ci wàllu projet ci wàllu liggéey parce que ñun dañuy jóg 5 heures du matin di dem liggéey di wut lu ñuy am kon boog ku ñu jàppale si suñu gox bii kon boog dinañu liggéey kon maa ngi leen di sant di leen gërëm. alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant ñu ngi nuyu waa gox bi yëpp waa Kiñaabuur yëpp ñu jox leen ku nekk sa wàccuwaay ñu kontaan ci ñëpp toogaay bi yàgg na mais ñu ngi ciy jégalu bu baax ñu nuyu le DG Mamadou Faye le DG de la Petrosen ñu ngi lay jox sa wàccuwaay au nom de la jeunesse de Biloré ñu lay dalal bu baax ci bëgg bi ñu bëggoon ñu teel la xam ci dégg bi ñu doon dégg sa tur te mënuñu la woon xam tey firndeel na ko ci kaddu yi nga xam ne yi fi jot a rot ci kaddu yi nga xam ne yi dalal suñu xel yi la monsieur 9 ans d'expérience ci Petrosen réseau yi bëri nañ wax yi bëri nañ te mosuñu dégg ñu dut la baaraam ci dara kon loolu dal xel la ndax Sénégal ku nekk xam na yaa ngi gis yaa ngi dégg réseaux sociaux yi bëri nañ fu nekk ñu ngi wax mais le DG mosuñu ko dégg dara ci loo xam ne lu ñaaw la wala dara loo xam ne mën na yàq suñu conspiration ci moom kon loolu ñu ngi ko koy santé bu baax ñu lay naan incha allah ñun waa jeunesse u Biloré ñu ngi sa ginnaaw incha allah le 23 janvier dinañ la gunge ba ci siège yu buur bi ñu toogal la fa incha allah ñuy am kontaante bu baax ci xel bu dal ci koo xam ne moo ñu tax a teew fii tey mooy suñu tons suñu grand suñu papa mooy monsieur Arona Cissé mooy suñu toos ku oyof la ku am yitte la ku am expérience la tamit ndaxte ñun xam nañ ko ñoo dëkk ak moom te expérience am doy nañu wóolu nañ ko fu mu ñu woo ñu wuy si ko kon ñu ngi ci ginnaawam ba le 23 janvier incha allah ñu gunge la ak moom ba ci siège ba incha allah li ma ciy teg mooy la sensibilisation de la jeunesse je lance un appel à la jeunesse jeunesse bi ñunu neen la mais bu ñu jël suñu bopp wala ñu jël suñu carte ñu précipité wu ñu dugal ko foo xam ne bu subaa dinañu jural loo xam ne ay suma xamoon lay doon léegi nañu xool suñu bopp ñu xippi suñu bët yi ñu xam ne solution commune Sindia avancement commune Sindia c'est le DG Mamadou Faye kon ñu jox ko suñu carte yi ñu bon ci am benn ragal ñu bon ci am benn tiit ndaxte gis nañ commune maanaam président bi fi nekk actuel président bi fi nekk gis nañ les ennuis yi nga xam ne moom la ñu causé durant les années passées tëj na fi ay jeunes def na fi lu nekk ñu ngi dégg fu nekk problème mu suuf te ñoom la voilà kon loolu lan moo ko mën a dindi c'est la jeunesse ñun ñoo ko mën a dindi ñun loolu nag naka lañ koy dindee il faut ñu manko ñun ñëpp nekk benn joxante suñu loxo bu ñu jëlee suñu carte ñu bañ ko hasardé ñu bañ ko sànni ci àll ba ñu dugal ko foo xam ne bu subaa dinañu jural ëllëg njëriñ li ci des mooy monsieur le DG ñu lay ñaan ci sa compétence ci sa charisme ci sa élégance sa xam-xam bi nga yore ko Kiñaabuur je dis Kiñaabuur y a beaucoup de jeunesse yi nga xam ne ñoom jàng nañ ba ñu ngi université am nañ seen xam-xam am nañ expérience yu baax
mais lan mooy seen problème mooy maanaam ñu dugg ci école yi formation yi ils n'ont pas les moyens suffisants voilà soxla nañ bu baax jeunesse bi soxla nañ bu baax jàppale bu baax a baax ci jeunesse bi waaw côté sport bi tamit soxla nañ ko bu baax parce que am nañ jeunes yoo xam ne tamit compétent nañ mën nañ li ñuy def te ñoom bëgg nañ ñu gis leen ci kanam waaw côté maanaam côté ndox bi tamit soxla nañ ko tamit bu baax a baax parce que dëkk bi gis nañ ne robinet bu coupé fii da ngay am problème mu ndox da ngay mujjee takk saret ngay daw ay kilomètres et des kilomètres ngay dem ngay ut ndox loolu soxla nañ ko bu baax Sen'Eau mu ngi fii tout près ci ñun mu traversé ñu dem Popenguine soxla nañ boo toogee incha allah le 23 janvier nga doxal ñu ci loolu defal ñu jéego ci yooyu ba ñu mën a am ci ndox mu sell bi incha allah bu nekkee le 23 janvier dinañ la yóbbu ci seetu bu ñu teg la fa foofu laa yemani kàddu yi xam naa dafa guddee wasalaamaaleykum wa rahmatullah. asalaamaaleykum wa rahmatullah. maa ngi leen di nuyu ku nekk ci sa tur ak sa sant. monsieur le DG yaak délégation bi nga àndal ñoo ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm di leen jox seen wàccuwaay di leen teew di leen rafetal seen teewaay ndax lii lu ñuy bëggoon a xam ak lu yàgg la mais xëy na tey la ko yàlla dogal dëgg la nag xamuñu la waaye sa tur jiitu na la fi ci ay kàddu yu wóor ci ay kàddu yu rafet ci ay kàddu yu dal xel li tax nag ñu jàpp la mooy dañ fee teg ay nit ñu wóolu nit ñu am ci yow yaakaar ne ëllëg dinañu mën a jàppale ci dëkk bi ñun nag depuis ay ati at ñoo ngi ak suñuy soxla yu ñu war a faj mais ba léegi jàngoro boobu amul lenn lu ko mën a saafara ñu am ci yow yaakaar lool ne bés boo fi toogee di nga mën a saafara jàngoro yooyu muy premièrement li sama góor gi wax léegi muy Elimaan wàllum ndox ndax wàllum ndox xëy na ñii buñ ko amee ñii duñ ko am wala it duñ ko amee ci anam bu sell kon bëgg ñu forage fii suñu dëkk bi nga bëgg ñu bëgg yi nga jàppale ñu ci suñu école bi muy arabe bi muy français bi nga jàppale ñu it ci wàllum fourniture ndax parents d'élèves bu yor plus de 5 élèves war a ñëw jënd fourniture war a joxe cotisation yeeg inscription gox bi am nañ fi benn teen boo xam ne dañ ko war a approfondir ñu war koo def ay pompe pour ñu mën a dox ci affaire ndox mu sell ba keroog ngeen ñu andil forage bi ñu la ciy xaar ñun jigéeni gox yi tamit dañoo daw ci tool yi bay bëgg a dee li ñu bëgg nag mooy nga jàppale ci ay formation bëgg nañu nga jàppale ci ay formation ak ay projet te balaa projet yi defal ñu formation yoo xam ne bés buñ ko tegee ci suñuy loxo it dinañ ci mën a jaar jàll mu doon lu yomb ci ñun. ñoo ngi lay ñaan itam di la xamal itam le 23 janvier incha allahu dinañ la gunge bu ci yàlla àndee ba biir mairie ba te li ñuy waxante ak yow it ñu ngi lay ñaan it nga topp ko bu baax te di ñu bàyyee xel merci. ngeen jëf donc DG ñu ngi leen di nuyu di la dalal di dalal sa xel ak ñi nga àndal dalal sa xel si baax a baax parce que wax dëgg fi yàlla lëndëm na tuuti waaye délégation bii may seen dafa mel ni ay responsable ñoo fi ne. am na nag li la gars yi di tooñee mooy la coalition des retraités nangul la coalition des retraités mu ngi nii man maa ko nangul loolu lu tax ma ne nangul loolu ku liggéey ba retraité mooy am nga expérience bu baax a baax donc ñii ñu jara wóolu lañ bon bu dee lu ñuy wax am na la coalition des retraités jël leen nga ñëwaat tegal ñu ci suñu kanam ki nga xam ne liggéey na fii Biloré mu ngi doon liggéey loo xam ne nekkul woon pour yow nag xam naa day ñëw rek mu sottil la
waaye liggéey na fi avant muy ñëw ci yow loo xam ne waa Biloré yëpp teg nañu seen bët ba si ñun ñii amul réunion bu mu wootewul fii waaye nag loolu yëpp nekkul woon pour yow mais comme nag dañ ne kuy waliyaan sa dëkk daa tëggul Olof Njaay maa lay weddi tey sama dëkk bu dee sabar la tëgg su ma bëggee fecc musique dina dem fecci fu ñuy tëggee musique donc kuy waliyaan sa dëkk moo tëggul loolu wérul suñu mbokk séeréer yi lay waxal de affaire yi du mbiru séeréer affaire yu expérience la ak affaire yu dëggu ñun waa Biloré nag ñu ngi doon wax Biloré vote Biloré defe naa grand loolu lañ doon nga baal ma ci grand bi nag luñ doon réunion moo tax tonton donc ñu ngi doon liggéey ci loolu te ba léegi yaakaar naa ne ñu fi ñëwoon keroog nangul nañu loolu mooy suñu frère Saliou Ngom nangu na ne Biloré vote Biloré defe naa ne yow doo bañ Biloré vote Biloré li ci def mooy donc foofu mbiru séeréer day tëbi dal fële mbiru expérience mooy ñëw ak mbiru compétence ñun nag DG xamuñu la bu baax waaye Arouna Ciss xam nañ ko bu baax donc xëy ne campagne yee commencé gul dinañ la xam bu baax ci campagne bi mais ñun duñu jël benn risque di xaar campagne Arouna Ciss dinañ la gën a jege bu baax a baax avant loolu comme que ñun dañ ne Biloré vote Biloré ñun duñu sànni suñu carte affaire yi ku nekk da ngay am sa programme yi ñun xamaguñ ko donc su ma tëbee ne DG Biloré vote DG damay juum ci programme la ñuy liggéey tonton defe naa di ñu may loolu ñu liggéey ci programme yi ba ñu xam ne Biloré va voter Biloré Biloré va voter Biloré philosophe maa ngi koy dégg mais philosophe tour boobu defe naa DG yow doo ko nangu philosophe mooy koo xam ne loo ko indil mu yàq waaye du la tegal dara ban philosophe moo mas a joxe solution te loo teg mu dindi ko teg fële DG bul jël philosophe mais waa Biloré am na lu ñu doon wax saa yu ma ñëwee ci wax ji nag yëpp fayeen yi ak juufeen yi ñu yaakaar ne omelette bu ñuy lekk la déedéet omelette bi kenn du ko lekk omelette bi du omelette bu ñuy lekk wax naa ko fii keroog suñu mbokk séeréer yi ñoom ñu ne ma déedéet pour mu gën a yaatu ñoom dañuy jël mayonnaise ma ne leen waa Biloré bu leen signé mayonnaise ku nga jox sa nen mu ne la dama lay mayonnaisal mën na toj nen bi nga gis de nen bi mën naa bañ a baax parce que balaa ngay mayonnaise jaune bi day dëgër te suñu mbokk séeréer yooyu ni ma leen seenee jaune bi dëgërul li tax jaune bi dëgërul seen nañ ñan ñoo nekk ci biir xam nga wan la ñu ñàkkee fii bi ñu ñàkkee suñu tonton bi ma xamal leen peut-être moom bëggu koo wax ñoom la doon liggéeyal mais booy liggéeyal nit ki tamit day fekk nit ki bëgg nga liggéey ak moom loolu laa leen doon wax fii est-ce que suñu mbokk bi pare na pour liggéey ak ñun loolu mooy xaw ci diggante bi nattali naa ko fii ci sama kaa mu ne kaani bi fii laa ko tuuf mais bi ma ko tuufee fii moom fexe na ba laal ko mu toxañ ko ci bët yi firnde baa ngi nii donc DG wax dëgg fi yàlla ki ñu tegal dinañ toogaat ci taabal ñi Biloré am yëpp dinañ toog ci taabal waaye man ñii ñu ngi naan doléance yi boo toogee man déedéet man sama doléance du doléance monsieur le maire doléance à DG doléance su DG la jàkke bi bu lëndëmul woon am na sa délégation bu julli ci biir gars yi gis ngeen jàkke bi délégation DG gis ngeen ko est-ce que loolu mën na xaar monsieur le maire mën ngeen xaar monsieur le maire imam bon monsieur le maire mu ngi noonu jàkke bi du doléance politique même boo ci defee sa loxo même waa Biloré buñ la trahiré yàlla du la trahir ñun suñu doléance du doléance buy trahir jàkke bi boo ci defee du politique
teen bee boo ci defee du politique ñaar yooyu mooy doléance yoo xam ne ñun duñu xaar nga toog ci CSB bu dee di ñu ko defal ñu ngi lay ñaan bu baax a baax nga defal ñu loolu. gaa yaa ngi naan 9 candidats fii à Biloré pour le moment laa wax de il y a 8 candidats. Pourquoi je dis 8 candidats? Kan moo bokkul ci candidats yi fii ci Biloré yéen a ko wax de yéen a ko génnee de Thierno Diagne est disqualifié ici. Thierno Diagne man maa koy wax man Mbaye Faye xam nga ma c'est Mbaye Faye de 2001 xam nga bu baax li ma la wax te déglu naa la keroog yaa ngi naan lancé nga défi Sénégal yëpp yaa ngi juum sax di naan aire de jeu qu'est-ce que tu as encore dans ta tête? Thierno Diagne a d'autres idées dans la tête que suñu aire de repos bi parce que bu muy wax aire de repos def na erreur à 3 reprises aire de jeu. suñu maam Ablaye Wade bu mu bëggee def Kaffrine région bu muy def discours dafa ne région de Kaffrine boobu Kaffrine nekkul région donc lu mu dugaloon ci boppam bi la boobu def na Kaffrine région. Donc monsieur le maire merci mon frère. Donc monsieur le maire ci aire de repos bi defe naa jarul ngay défier Sénégal yëpp man Mbaye Faye maa lay tenir la presse vous êtes là. Organisez ce débat Mbaye Faye Thierno Diagne sur l'aire de repos de Biloré. Je dirais Biloré, je ne dirais pas Kignanbour pour un cas particulier parce que fii la mbir mi fii la xewee à Biloré bu ko kenn campagne suñu mbir bu ko kenn campagne ku ci bëgg lu leer Thierno Diagne amul ñi la jege yëpp amul ku ma ci côté waayul pour ñu def face à face ci mais wat naa ko leen ci leen ku ma ci teg mbir moomu sa loxo nga ne ma dafa tàng du ma ko organiser ba tout récemment. Donc question yi nga doon répondre fee les 4 questions c'était questions yi nga préparé woon la question yi ñu la tegal la quel moo la posé sur ces 4 questions là li ñu la tegal la boo ñëwee questions yi ngay répondre parce que woo nañ ma keroog pour ma ñëw intervenir ci question man xalaatuma loolu Thierno. Donc li ngay wax bu dee mu ngi ci yow mon ami Wally Seck Thierno Diagne nee na nga organiser kii wu école wax dëgg fi yàlla bu dee mën nga ko on est prêt pour ça. suñu aire de repos bi mu ngi naan il faut ñu def Sindia nangam pourquoi ñu war a def Sindia ci aire de repos bi avec tous les dégâts qu'il y a eu. Monsieur le maire ñu profité waat ci aire de repos boobu ñu bëgg a génneewaat non on a tapé à toutes les portes bi affaire bi xewee dem nañ domaine fëgg nañ pour vous dire que affaire bi dafa diis. Wallahi bi ma duggee domaine fekkuma fa ñaar ñu ne ma ñaar dafa génn ma toog fekkuma ko fa lundi ba mooy bi suñu mbokk yi demee foofu muy mbir mu diis. gars yi nekk tribunal ma leen non man du ma doog tribunal ma wuti domaine ñaa nekku fa ma toog fa ba 5 heures ma delluwaat tribunal ñu ñibbi. ëllëg sa mardi ma xayaat fa domaine ma toogaat fa ba gars yi ndeysaan ñoo ma yërëm ñu ne ma saawaay démb ba léegi yaa ngi taxawaalu fii lan la ma ne leen ñaa laa soxla ñu ne ma ne mais ñaa bu fi nekkul doo ñëw fii ma ne leen hee gars yi man ñaa laa soxla parce que boobu bureau ñaa xam naa fa dem naa fa ay yoon mu teg ma ci yoon kii la tegoon ci yoon nag boo demee ci moom pour moom dana xaw a jafe. Donc DG vous avez la parole waa Biloré ngi noonu. jiital ci nuyoo bi imam chef de quartier di nuyu notable yi Biloré yëpp di am mbégte di ñëw fii ci Biloré tey fekk fi mobilisation bu mucc ayib kontaan naa ci mobilisation Biloré bi di leen wax ne comme ni ko waxee léegi Mbaye
Thierno Diagne est disqualifié waaw Thierno Diagne bokkatul mënul xamul bokkatul waaw ni ma ko waxee aussi mayonnaise bi ñun dañuy defar mayonnaise ñun dañuy lijjanti lépp ba mu leer waaw dañuy lijjanti lépp ba mu leer amul dara lu ñuy nëbb wala ñuy laq-laqal bu ñuy yore mairie bi comme ni ñu ko waxee li ñuy jëkk a réglé mooy le problème foncier coowal suuf si metti na fii xale yi sonn nañu parents yi sonn nañu am na fii ay problème foncier yu doy waar fii ci Kignanbour problème yooyu dañu koy taxaw mu mën sëg bu leen ci dara jaaxal comme ni ñu ko waxee aussi jaxase bi bari na fi dañuy wax fii def lii bi ñu demee keroog Gandigal dañu ne ay plan cadastral yu bari ñoo fi am ci commune bi ba ñoom waa cadastre mënatuñu ko gérer dañu ne plan cadastral bi fi nekk mooy suuf si ni ñu koy xàjjee dafa jaxasoo ba ñoom waa domaine Mbour cadastre mënuñu ko ràññee bu ñu ñëwee danañu ko leeral ndañ dañu jël ay experts ñoo xam ne seen xam-xam ci loolu la jëm ñu taxaw lijjanti mbiru suuf si ba mu pare waaw donc mayonnaise bi ñuy wax de du ñu ko def omelette la ñuy def merci. ñu jëm ci mbiru ndox mi commune bi yëpp ñoo am problème ndox Guéréo ba Djilakh ak foo jëm ci Sidjëk fépp ba Kignanbour dañu bëgg ci ñaari at yi ñëw ñaari at yi ñu jëkk a toog régler problème ndox mi fépp ci commune bi mën nañu ko waaw. am na taxawaay boo xam ne bu ñu ko defee lu mu néew loolu lu yomb régler la teen bi ak jumaa ji nag dañu ci taxaw rapidement comme li ma leen ko wax teen bi mu ngi fi gasaat ko mu yokk ndox mi génne jumaa ji fa laa julee xam naa gis naa ni mu mel bu soobee yàlla rapidement la ñuy toppatoo ay basang ba mu fees dell bés bu ñu ko raaxee ñu indi leen ay moquette incha allah. lii jëm ci jigéen ñi effectivement moom la ñu waxtaanoo sox si léegi soxna Rokhaya muy ko am taxawaay au passage ñu ngi koy nuyu di ñaan yàlla yoofal yaram wi dellu sa kër ci biir géew bi mu jàppale askan wi. formation dinañ koy def rapidement c'est-à-dire bu ñu laan toog sa bëgg nañu def ay programme de formation parce que financement bi ñu leen bëgg a indil day jiitu formation am. boo leen taxawalee seen formation taxawal seen mbootaay muy GIE yi ut kayitu leer ñu lebal leen xaalis ngeen liggéey gowaanaa bi nit ñi dem bëgg nañu bu laa yàgg mu dagg nit ñi ku nekk am loo jàpp am loo suturloo yor sa njaboot lu mu gën a rafet te du waxi politique xam naa mbay bu ko déggee naan ñi ñu ngi politique encore déedéet du waxi politique de loo xam ne dañu ko bëgg a taxawal la avant élection yi ñëw donc du politique boo leen ñu watalee danañu ko taxawal boo leen ñu watalul danañu ko taxawal pour mu leer donc loolu engagement la boo xam ne ñun ñoo ko jël uniquement pour askan wi xam naa ne li ñu fi bëgg a wax bu ñu ko naree wax dana bari comme meeting dafa am dañuy yemale fii ba dem ci meeting bi ñu gën a yaatal wasalaam. merci beaucoup jërë ngeen jëf. ngi fii ci Kër Yaxam fiefu Moussa Ciss war fi ñëw ci meeting boo xam ne moom moo ko organisé meeting bi moom dafa ànd ak le candidat Mamadou Faye nekk directeur Petrosen ñoom ñu ngi fii Kër Yaxam tey ci suba ba léegi depuis 10 heures ñoom ñu ngi def visite de proximité jógee Sindia ñëw Kignanbour wër quartier Kignanbour yëpp def seen visite fii ci Kignanbour léegi nag programme boobu lan lañ koy tëjee dañ koy tëjee benn méga meeting fii ci kër Moussa Ciss mi nga xamante ne moom moo fi toogal le docteur Faye fii le docteur Mamadou Faye fii ci Kignanbour Moussa Ciss na bu wootee xam ngeen ne dara du yomb population Kignanbour yëpp génn nañ wuy si ko vraiment mobilisation bi rafet na ñëpp ngi fi sans tarder nag dañuy dugg ci programme bi ànd ak Moussa Ciss ak invité ma ay naataangoom léegi nag sans tarder dañuy yemale fii rek jox kaddu gi suñu grand suñu frère Moussa Ciss avant boobu Souleymane moo yore micro central bi dina def présentation bi kon nag jërëjëf ba si kanam incha allah. wax le directeur général de Petrosen Holding Mamadou Faye moo leen sedd alors laata ñu yegg fii
jaar nañu ci imam jaar ci chef de village ñu ziyaare leen dugg ci kër yi saafonteeg ñoom ñu mujjee fii tey ci meeting bi ñu leen wax ne Mamadou Faye nee na dafa am kontante bu baax a baax bi mu duggee ci Kignaabour kontante boobu boo leen ko xoolee Moussa Ciss mu ngi koy firnde ñoom Souleymane Ciss ñu koy firnde ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci Kignaabour alors sans plus tarder nee nañ ma tey waruma xaabaabal lu bëri dañuy xuus ci liggéey bi ñu introduire ki nga xam ne moom la ñuy wax Binta Sankaré yaakaar naa moo war a yëkkati parole fii donc sans plus tarder Binta Sankaré. ci nekk ñu ngi lay nuyu sa tur ak sa sant di leen wax bisimilah dal ngeen dal ak jàmm te li ñu sumb bisimilahi rahmaani rahim yàlla nañu yàlla may ñu eggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin te yàlla musal ñu si ndok ak cat suñu waajur yi fi teew yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen wax bisimilah di leen dalal ak jàmm nag di wax leen di leen yëgal ne nag kontaan nañ ci yéen bu baax mobilisation bi jekk na macha allah yal na leen yàlla fay te di gërëm nag suñu kilifa yi ñu fi fekk si ndax fii ñu bari kilifa lañ benn xale ñëwu fi def déplacement fekk si ay nit rek yëg-yëg la di gërëm tamit Moussa Ciss ndax yaakaar naa ne bu nu ñemee tey ba mën a xuus ba egsi fii lépp moom la képp ku fi jàppale nit ci kër gii Moussa Ciss moom moo la yitteel te Moussa Ciss lu mu nekk suba ba ngoon jot ñun dañ ko ciy fekk si ci kàttanu yàlla Moussa Ciss lu mu nekk suba ba ngoon jot dañ ko ciy fekk si te di ñaanal suñu papa ji toog Mamadou Faye yàlla boo gis dara loo ragal yàlla na la yàlla jàppale bañ lay wax monsieur le maire ci diggu commune Sindia bii ndax sonn nañ nag sonn nañ tàyyi nañ damm nañ yàgguma ci dëkk bi de waaye fekke naa lu bari tudduma nag turu kenn waaye ku gis dara daw xamal ni baaxul am déet ku gis dara daw xamal ni rafetul lu rafet lu nekk boo ko gisee da nga koy ut si waaye lu ñaaw nag ku ko gis daw te yow yaakaar nañ ni li ñuy ut si ci yow yàlla buñ la ragal bay daw ni ñu ñemee Moussa Ciss mii yàlla nañ la ko ñemee bu loolu wéyee suñu leket gi ñu ngi leen koy présenté mooy leketu waa kër gi waa jigéenu bilool gi leket gaa ngi nii ay jigéen lañ nag amuñu mënuñu yéene suñuy góor bu ngeen ñu jàppaleer ci kàttanu yàlla ak jëmm yonent beeg Seydi Aboubacar si kon dañuy dem ñun amuñu dara yéen la ñu am leket gaa ngi noonu waaw jigéen nag ku ko jàppalee rek la am leket gaa ngi nii kenn du ko ubbi yewit du noonu bàyyi ko foofu mu tegee lu waay am rek dugal ci leket gaa ngoogu waaw bàyyi ko leket bi ku soo ko muree rek dugal ci dara ñun dañ di ay jigéen ak xale moo yem amuñu mënuñu yéen suñu góor yéen ñu war a jàppale ndax bañ fi nekkee yàgg na yàggul du financement du dara ñi ngi nii toog financement daal ci kàttanu yàlla ak yonent bi moom la ñu nammuñu leneen nag ndax ku ne jaar na fii tëggal nañ fi nit ay potu guddi nit gañe na fi ñu tëggal nañ ko fi ay pot dëpp nañ suñuy paan tëgg ba mu fëq dëpp nañ suñuy bool tëgg ba mu nor te gisuñu nit ki man day gisuma ko keneen ku ko gis nag na ma wax ci kër gi man de gisuma ko kon nag yaakaar naa absence boobu ñu amoon ca kafa ne woon kafi ne ba léegi yow yàlla boo ñu wan loolu ñu dañoo bëgg ku ñu jàppale ndaxte ñëpp mënuñoo xëy dem ca bureau ya jigéen ñi am nañ ay spécialité yoo xamante ni mënuñu ko exploiter parce que manque de financement la waa Bilool bëgg ak bépp jigéen bu yeewoo Kignaabour 2 gii macha allah ñun ñëpp nag mënuñoo xëy na ci bureau yi ndax am na ñoo xam ne jàng nañ am na ñoo xam ne jàng nañ te yàlla may leen ñu xëy dem ca bureau ya ci kër gi la ñuy toog ñiwa ngi xëy dem ci garage yi ñiwa ngi xëy dem ci rond point yi ñiwa ngi xëy na ci kër ga di liggéey bépp jigéen boo xamante ne nag yaa ngi xëy te duggoo ci bureau ku la financé ngay ut am déet kon nag suñu papa ji Mamadou Faye di mag si ñenn ngi di nijaay si ñenn yàlla na la yàlla jàppale bépp yaakaar bu ñu am ci yow yàlla bu ko yàlla tas ndax kat dafa am lu olof wax peccum liir bu neexee kan moo tëye ci mbagg ya jërëjëf merci kon nag yàlla nañu yàlla jàppale wax gi daal li ko guddal ak li ko gàttal mooy ñu ngi sa ginnaaw boo ñu woowee bëccëg ñu topp la boo ñu woowee guddi ñu dagg suñu nelaw topp la man mi damaa wopp de yàlla xam na ko waaye naan naa garab ñëw toog ngir yow ndax Moussa moo ñu ko jaral de mi ngi nii
Moussa man de fu ma ne fekk na ma fa Moussa dina xëy taal otom yàq essence am mbala gasoilam dem ba suñu kër Ndakaaru nemmeeku suñuy waa kër te man du ma yëg kon Moussa yal na ko yàlla jàppale ba képp ku mu àndal yal na la yàlla jàppale ñun de loolu lañ ko seddal ci lu rafet te yaakaar naa bu nekkoon amul ak ñun jàmm ci kër gii bu wootee ku nekk di nga toog jàpp sa njàmbur tey la dimanche nit ñi dañuy xëy liggéey ñenn ñi seeni doom dañuy jàng waaye yéen ñii toog yéen nañu ko jaral askan wii toog yéen nañu ko jaral suñ papa ji toog Mamadou Faye yaa ñu ko jaral kon nag lépp lu ñu ragal yàlla bu ñu ko yàlla wan ci barki Seydi Aboubacar Sy yàlla na la yàlla mayal li nga bëgg yàlla na la yàlla jàppale ba ngay dégg monsieur le maire ci commune Sindia gi waaw xam nga dañ naan que le meilleur gagne waaye que Mamadou Faye gagne ñun loolu la ñu wax yàlla na la yàlla may ndam xam ngeen nag daa xaw a guddi moo tax wax ji mënta gudd ndax li ñu naroon wax yëpp bu ñu ko bëggee wax fii ba minuit duñu pare moo tax dañ koy dagg nii rek di ñaan yàlla daal ci gàttal daal mooy yàlla na la yàlla may ndam ci barki yonent bi yàlla na la yàlla may ndam ci barki Seydi Aboubacar Sy li nga ragal yàlla boo ko gis yàlla nga toog ba dégg monsieur le maire yàlla nga toog bay financé jigéen ñëpp waaw ndax financement daal moom moo ñu ñor ci gàttal daal loolu la ñu bëgg kon nag wax jaa ngi noonu jigéen ñaa ngi toog xale yaa ngi toog ku leen jàppale la ñu bëgg ñun nag bëgguñu jàppale nit ki ba mu dégg vive monsieur le maire nga pare wan ñu dox ba ñu rombee doñu tàllal loxo ku ñëw commune ba ñu dàq la bëgguñu ñun daal ku ñu yëg la ñu xam ndaxte nit gañe na fi nga ñëw commune ba kenn du la faale man de musuma dem commune xaw ma sax commune waaye dégg naa ñu bari jooytu ko nit jàppale nañ la ba nga gañe buñ demee commune kenn du leen faale boo ñaanee audience boo eggee ñu dàq la yaakaar nañ ne de Faye Biram Penda Waagaan kenn du ko gis ci yow kon moog yàlla na la yàlla jàppale salaamaaleykum wa rahmatulah jërë ngeen jëf. moo ko formé moo tax bi ko yàlla dénkee réew mi da ko ne structure bu toll ni Petrosen dama koy jël teg ko sa loxo pourquoi loolu parce que moom am na xam-xam bi am na compétence bi moom dafa dem Algérie jàng li ñuy wax géologie xam luy pétrole xam luy sous-sol yàlla def pétrole bi nga xam ne moo bal la Sénégal tey jii ci loxoom la nekk depuis 2012 ba tey mu ngi jiite institution boobu di Petrosen juróom benn ministre jaar nañu ci ay loxoom juróom benn ministre moom fi mu toog mu fa toog ba tey ça veut dire que moom mën na lu muy def sénégalais yi wóolu nañ ko ci luñ ko dénk dañoo toll ci moment boo xam ne moment bu doy waar la dafa am jàngat boo xam ne def nañ ko ci commune bi dañu doon saytu keroog les 16 communes yi nga xam ne moo nekk ci département de Mbour fukk ak juróom benn ñi ko doon def di ay experts ñu ne commune Sindia moo jël ndaare ñun ñëpp dañoo rus sëgg du suñu coobare nag xam ngeen lan moo waral loolu DG Mamadou Faye loolu metti ko xam na ne moom politique comme ni ko seen camarade waxee sànq nekkul day ñëw pour profiter ci askan bi mais day ñëw pour wàllu si askan bi moo tax bu mu ñëwee coalition bi nga xam ne moom la teg sur place mu tëddee ko ànd wàllu suñu gox parce que xam na ne population Sindia fu mu nekk nii ñu ngi gàddaay di dem daw uti feneen mu ne leen xaaral man maa ngi ñëw wàllu si leen ñu tegaat Sindia ci raay bi xam ngeen ne port bi nga xam ne moom la ñuy waaj a tijji ci Ndayane bu ñu xefee tuuti lu bëri mën nañoo rëcc damay faral di joxe exemple cimenterie du Sahel bi nga xam ne moo nekk ci suufu suñu suuf. mbokk jullit yi maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen masawu nag ci coono bi ak guddee bi micro bi ak guddee bi ngeen baal ñu àq trop nag man maay Ndeye Fatou Ciss ma représenté Kignanbour ci conseil yi ma ciy kontaan bu baax a baax di remercier nag sama papa ndax lu njiin njaag rek moom mooy njaag ma koy ñaanal gudda fan ak wér fi mu bëgg a yegg yàlla na ko fa yàlla yeggale may nuyu nag suñu imaamu dëkk bi ak chef de village bi ma leen di ñaanal gudda fan ak wér ci kanamu njaboot gi Mamadou Faye le maire Mamadou Faye laay wax ñu ngi lay dalal Kignanbour 2 ñu ngi lay dalal parce
que yow am nañ ci yow yaakaar bu baax a baax a baax xamuñu la de waaye bu nekkoon ne ay safaan ngay def boo fi duggee yaakaar naa xale yi duñ la bàyyi ñu dugg xale yi laa wax de xale yi waaye danga am performance bu baax a baax xale yi yëpp xam ko mag yi xam ko moo tax ñu teeru la teeru bii tey ñu ngi lay ñaanal le 23 janvier yàlla teg la ci kanamu mairie bi yàlla mën na ko te dina ko def incha allah man nag dama ñëwee ñaari façade ndaxte maam Juma mais la ñu bëggoon wax mu wax ci turu waa Bundul mais dafa am empêchement ñu nangul ko bu baax a baax ñun jigéen ñi fii Kiñaabur ñëpp ñun sonn nañ dama tëddee njaaxaanaay nag parce que coono bu nekk daj nañ ko coono bu ne rek Kiñaabur daj nañ ko ci ndox ci wàllu éducation ci wàllu santé case de santé baa ngi nii dañuy xëy suba rek tijji ko bu guddee ñu tëj ko ay 6 heures ñu tëj ko kenn du fa faju ñoom ñii ñëpp leer na leen fii ku fi nekk ku fi war a accoucher dangay dem ba Sindia mbaa ba Popenguine soit ñu jàllale la Mbour te xam ngeen ne trajet bi metti na jigéen bu wéral moom à tout moment elle est disponible pour dispensaire jege ko wala poste de santé jege ko te loolu yëpp ñun amuñu ko ndox mi tamit gox bu ñu dugg fii ndox mi nag lañ lay njëkk a wax ndox mi lañ lay njëkk a wax ne problème la ci dëkk bi ñu ngi la ciy ñaan bés boo yéegee nga def ci sa taxawaay bu mat sëkk ak tamit jeunes yi yoo xam ne jàng nañu ba am seen diplôme yi amuñu formation amuñu liggéey vraiment loolu lu ma metti la parce que man mii di wax ak yéen dama doon jàng yàlla def ma bàyyi sama jàng dugg ci sëy bi man bi ma fi ñëwee def naa fi 12 ans ma door a def candidat libre au niveau de Sindia yàlla may ma sama BFEM pour ma def formation rek lu metti la parce que amuñu ku ñu dimbali parce que li ma wax moo wur xuri ñenn ñi metti na torop ak tamit jigéen ñi bëgg nañu formation lii man dama cee rus sax lii parce que waa Fando Kiñaabur 1 ñoo leen financé ñoom ñu def seen produit yi man lii mën naa ko mais man bu ma amul financement mënuma boot équipe bu Kiñaabur yëpp di leen defar formation bii mën naa ko mango dafiy am dañuy tuur yenn saay papaay day am dañuy tuur yenn saay kon ñun bu ñu jàngaloon formation yooyu yëpp dañ ko siy dugal ñu mën a am kii frigoriste boo xam chambre froide boo xam ne sax dañ ko siy def loolu tam lu baax la vraiment Mamadou Faye suñu papa laay wax papa Mamadou Faye ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax jàkka yi nag bëri na loolu waxi wolof la jàkka yi bëri na ku jóg rek day nodd waaye ñi mën a tar rek tari alxuraan ràññee nañ leen te yow mi yaa yore tari bi yow yaa ñuy taril alxuraan bi firil ñu ko parce que nit mën nga tari nii rek te doo mën a firi yow góom bi nekk fii au zone Sindia bi yëpp commune Sindia bi yëpp 19 villages yëpp yow yaa ñu koy fajal ñëpp a feebar bi yëpp benn la koo gis joytu bi benn la ndox mi santé bi éducation des enfants formation des femmes te tamit sans plus tarder loolu dama la koy ñaan personnellement rek suñu jumaa ji laa la wax de waxuma la jàkke yi sax jumaa ji dama bëgg nga def ci sa loxo bu baax a baax a baax ndaxte man secrétaire la ci jumaa ji lu ma gën a metti mooy suñu jumaa ji c'est inachevé parewul bëgg naa nga def ci sa loxo bu baax a baax ñu ngi lay naanal ndax yàlla defal la jàmm defal la sutura defal ñu ko may ñu wér ak wér la bëb le 23 janvier ñun ñu fal la ci kanamu mairie bi incha allah. commune Sindia alors ki ñuy introduire mooy dafa nekk jeune boo xam ne il est très sérieux. alhamdulilah asalaamaaleykum waa Kiñaabur asalaamaaleykum waa Kiñaabur 1 asalaamaaleykum waa coalition ànd wala suñu gox
les jeunes de la coalition ànd wala suñu gox maa ngi leen di nuyu aussi di nuyu surtout ak waa kër gi parce que ci biir sànq nekkoon na lool ñu bañ koo fàtte am na ci solo bu ñu paree ci loolu yàlla def na dañoo am benn candidat mathématicien te ñi war a wax bëri nañ donc dañuy éviter développer trop suñuy parole ñu jëm ko factoriser rek ñëpp mën cee laal ñu mën a jàll gaaw yàlla dafa def ñun dañoo am benn candidat bu neex a présenté boo xamante ne foo toog mën nga ko présenté doo ci am benn gàcce kii mooy DG Mamadou Faye kii yore Petrosen pendant 9 ans zéro faute ba léegi 9 ans zéro faute kenn moo su ko dégg ci télé wala ci rajo ñu ngàññi ko naan détourné na xaalisu Sénégal même si ne serait-ce que 5 francs kii mooy Jara Tacur may leen ma ko loxo kii mooy ñëw pour wàllu Senja kii mooy ci loxo kii la mën a jaar ndaxte bu doon am rek moom xam naa ne lekk na ba suur kon ñëwul pour ursi bu ñu defoon benn comparaison bu ndaw rek ci lu muy am wala lu mu mën a am ca Petrosen xaajaat ko sax mënu ko am fii Sindia kon lan la ut si Sindia dafa ñëw rek pour wàllu leen mais bu doon am rek am na ba suur lekk na ba suur kon donc ay waxu alal moom indi ko Sindia loolu moom on est confiant de cela moo tax ñu tànn ko te loolu on a ragaluñu dara lu ñu koy wax. bu ma paree ci loolu damay dindi turu DG teg ko à côté ma wax ak monsieur le maire Mamadou Faye wala ni ko waa Guéréo di waxee ma wax ak Modou Faye Modou Gamol inshallah le 23 à midi 00 laa la wax de midi heure añ booy añ jàppal ne gañe nga ba pare lenn rek moo ci nekk lenn moo tiital waa Kiñaabur lenn moo tiital waa commune Sindia bëggu ñoo fal fàtte bëggu ñoo fal nga pare nga fàtte ñu loolu nekk na loo xamante ne moom lañ doon dund te loolu rek moom la waa Sindia ragal dañ lay ñaan rek nga la waay buñ la falee le 23 le 24 nañ la gisaat ci commune bi buñ la falee le 23 le 24 nañ la déggaat te chaque jour nañ la déggaat ci commune bi waa Sindia xam ne am nañ maire. pour terminer damay naan rek toujours comme ni ko lébu yi di waxee Modou Gamol lenn rek lañ lay ñaan man personnellement li may def comme sama nu ma koy waxee sama demande personnelle mooy que ne buñ la falee le 23 incha allah le 24 heures après ñaar yi na doon sa priorité l'éducation ak la santé xëy na man ndaw la maa ngi yëngatu ci wàllum sport mais sport bi tegal ma ko à côté le 23 le 24 incha allah l'éducation ak sport Sindia na nga ci taxaw ba mu mat sëk fu ma jeexalee nag pour dire rek comme ni ko maire Oumar Diagne waxee léegi Modou incha allah le 23 aw la ñaay wotal